sunu gan docteur Macoumba Diouf salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Babacar. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène ba ñu fas yéene àndal ci waxtaan wi yaay maire Latmingué maire APR si élection yi ñu wees sax yaa fa jiite woon seen comité électoral noonu la waaye nag ci wàllu liggéeyu réew mi da nga nekk directeur de l'horticulture di bànqaas bu nekk ci ministère bi ñu dénk mbay mi horticulture boo ko déggee bëri na ay bànqaas lu ci mel ni mbayum ndër mi coowal soble nag moom daa mel ni du jóg ci réew mi. ñi nga xam ne ñooy ñi koy jënd jamono ji ci marché bi bokk na ci li ñuy jàmbat seeraay baag yéeg bi njëg li yéeg lu ko waral. sëñ Babacar jërëjëf maa ngi lay nuyuwaat di nuyu sëñ Diogu waaye di nuyu mbooleem auditeur u RFM di wax ni soble moom xaw ma ndax mënatuñ fee tudd coow ndax sant yàlla bu baax lañ ci war a def fi mu nekk nii li ko waral mooy bu dee suivre ngeen. éléments yi mujj fan yi passé gis nañ ne prix soble bi sax mu ngi wàcc ndax soble bu Sénégal génn na maanaam commencé naa génn boo demee fii ci côté Potou wala ba fii ba daanaka daal Matam boo toppee yoon wi daanaka yaa ngi fekk ci plateforme yi ak point de collecte yi soble mbay comme ni ñu ko faral di waxee génn na te fixé nañu prix bi fële ca Podor. barke démb lañ ko fixé 240 ci plateforme yi fixé ko fii ci Niayes 250 ci plateforme yi nag Babacar mooy bërëb yi nga xam ne ay kuréel yi maanaam fa la ñuy daje diggante béykat bi transporteur bi commerçant grossiste bi parce que détail bi fii ci centre yu mag yi la ñoo fay daje nga xam ne dañuy exiger ñu jaay ko prix kilo ci saaku 20 kilo ak juróom. mu bañ a nekk prix saako pour que béykat bi gis ci boppam te bu yegg seen Ndakaaru fii comme ni ñu ko fixé ci plateforme yi noonu la ministre du commerce ne rek génnee arrêté fixé prix détail bi waaye daaw pour jël parce que ren dina ko def ci fan yi mais daaw pour jox la exemple rek bi ñu ko fixé 250 prix baa ngi nekkoon ci détail bi 350 francs mu nekk loo nga xam ne yeme maa ne wax dëgg yàlla ci consommateur sénégalais bi te béykat bi gis nañ ci boppam kon système boobu la ñu taxawal Babacar nga xam ne léegi réglé na problème boobu te comme production bi maanaam weesu nañ ci sax suñu soxla xanaa problème mu denc bi te yooyu ay buntu ñu ngi ci ubbeeku kon léegi daanaka mën nga wax ne bu ñu ko defee ni daaw juróom-ñetti weer ci suñu kanam soble Sénégal dañuy bëgg di dundee te béykat bi ko béy dina ci gis boppam sénégalais bi dina ci gis boppam ndax prix bi du xaabaabal maanaam du ëpp dayo loolu daal Babacar moo tax ma ne bu ñu nee njàmbat soble bi wax dëgg yàlla ak lu ci mel ni pomme de terre daanaka naa ne sax mbéyu dër moom wax dëgg yàlla jafe-jafe du ñàkk wax naa tudd naa léegi affaire denc bi ak jéego yi ñu ci def waaye wax dëgg yàlla bu dee am na domaine yoo nga xam ne tey doxin ba niroo naag waaxu daw ba niroo naag xëlu vraiment mooy mbéyum horticulture ci réew mi rawatina yi nga xam ne c'est produit de grande consommation la maanaam légumes yi nga xam ne yu bëri ci suñu mbokku tukulóor dañ koy xeewloo. wàllum njëkk ya ngay wax ne du xaabaabalul mais gis nañ ne comme ni nga ko wax sànq prix bi 250 lañ fixé mais jamono ji marché bi chaque fois day gën di yokku dem ba ay 600 ki 700 800 kilos bi jéggi na dayoo pour ñi nga xam te ne ñooy consommateurs yi quand même. loolu nag dina am ay taxawaay yu ñu ci jël te man wóor na ma ne suñu mbokk waa ministre du commerce suñu mbokk ñoom Ousmane Mbaye ak aussi peut-être directeur général bu ARM xam naa ne ñu ngi ñuy dégg te ndax xam naa taxawaay bu am solo yi ñuy faral di def ministère bi de manière générale ministère du commerce affaire ciment bi dégg ngeen matuwaay yi ñu ci jël bu yàggul maanaam pour wane rek bu ñu ko respecté wul matuwaay yi ñu war a jël pour nit ñi quand même fexe ba sénégalais yi liggéey bi président de la république def kilifa yi yittewoo loolu du ñu mën a dem ci marché bu ne ci cantine bu ne di surveiller. waaw jaaykat bay jaayee. waaw maa ngi ci ñëw Babacar wax nga lu am solo loolu am tax plateforme yooyu ñu wax ne dañ koo taxawal te nga xam ne am na répondant ba ci marché yu mag yi am nañu sax collège maanaam béykatu soble yi dañoo taxaw ci li ñuy wax interprofession de l'oignon au Sénégal IPOS moo am ay collège producteur maanaam groupe kuréelu béykat yi kuréelu consommateurs yi kuréelu transporteurs yi léegi kuréelu commerçant yi ñoom ñoo war a taxaw seen responsabilité la ndax ñoom ñooy jaay pour que mën a respecter prix yooyu ndax loolu la ñuy sartante ci plateforme nguur gi ci war a jiitu moo yor responsabilité ñëkk yi ñoom ñoo war a balaa commerçant yi di réagir ñoom ñoo war a taxaw
taxawaay bi war. mais loolu su ko defee gars yi ñëpp respecté prix mais doone commerçant ñoo war a def loolu. non ñoo ci jiitu Ndiogou parce que fixé nañu jël nañu ay matuwaay ak ARM ak acteurs yëpp dem fixé prix teg ay charte wax na ci point de collecte nga koy jaayee te par kilo te boo amul li ñuy wax lettre de voiture daañu la jàpp ci yoon wi te daañu la teg daan yoo nga xam ne dootuloo ko defaat kon du ma ne wàcc nañu waaye sorewuñu loolu collège bi nga xam ne parce que ay acteurs la wax nga ko léegi Babacar sax moo ko wax mu ne du nguur gi du mën a teg benn agent contrôle économique ci ginnaaw sénégalais wala détaillant bu ne kon loolu ñoom ñi nga xam ne ñoo leen gën a jege te am collège doon kuréel gu am solo ci plateforme boobu ñoom ñooy war a taxaw Ndiogou ba nga xam ne daañu mën a respecter prix yooyu nga xam ne ñu koy def pour ñu xam ne nguur gi aussi président de la République bu jàppalee mbéyum noor bu mu yegg fu mu mës a yegg si fixé ci ay objectifs ñu dépassé ko en termes de quantité prix bi li mu ciy wut mooy li ñu def ci koppar ci wàllu engrais bi pour mu gën a yomb ci ñoom def ko ci dencukaay yi def ko ci njaay mi loolu mën a jeexital ci économie ak dundinu sénégalais bi comme yow ak man loolu moo tax mu def ko kon dafa bëgg tëdd njaaxanaal ku ne gis sa bopp. waaye gis nañ ni ñi nga xam ne ñooy bay soble si dañuy faral di kaas saa yu ñorlee bëgg a jaay seen li ñu bay ñu ne nañu dakkal importation mbaa ñu bloqué la jot a wàcc sax ci port bu Ndakaaru rawatina waaye mujj gi dafay mel ni lu ñu forcé askan wi ñu jënd soble gi nekk ci gi ñu bàyyee ci réew mi ndax qualité gi gaa yi ngi koy jàmbat ne daal lu ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoo ko fi bàyyi ñuy jaay importe bi tam nañ ko bàyyi muy jàll ci marché bi ku neex waaye tànn la neex waaye forcé nit ñi soble mbay mi itam am na ñoo xam ne du taxawaay bi gën. Babacar kon loolu man dama ci wax dëgg yàlla àndul te xam naa ne ak man béykat yu soble yeeg ñi yer ci filière soble bi d'ailleurs barki dem rek suivre naa reportage bi mel ni bii ci beneen rajo waaye contraire bi la soxna soosu wax mu ne moom dafa gis ne soble mbay bu Sénégal moo gën soble bi ñuy importé loolu moom suivre naa ko man sama bopp kon loolu bëgg wax foofu rek mooy waxtu qualité soble moom comme lay wax dëgg yàlla jeex na firnde bi mu la ciy jox Babacar mooy yow xam nga Sénégalais ak ni mu exigeant maanaam ni mu mënee bañ lu jaaduwul ni mu mënee yëglu ci bu àndul ci mbir waa juróom-ñetti weer Babacar nga toog di ko imposer Sénégalais yi soble bu baaxul ndax loolu yaakaar nga ne mën naa nekk te at yi passé yëpp néew juróom-ñetti weer la te déggoo leen ci coow lu bari xam naa comme yow média mooy sa jumtukaay yaag Ndiogou defe naa xam ngeen ci dara bu dee taarix wane na njàmbat di bari ci fànn boobu xam ngeen ci dara waaye yaakaar naa ne loolu amatul kon lay bi nekkatul qualité wax dëgg yàlla qualité bu. sol ndox si dafay jeex. waaw non naa ne daanaka baax nga xam nga tax ma ne daanaka interpellé naa aussi acteurs yëpp pour dem rek bi ñuy fixé prix yi mooy bu ñu ne prix bi 250 la mooy soble bu fendi bu am qualité bu gis marché bi neex dinaa ci ñëw léegi ngay naa gaaw dog soble bi teel a dog soble bi te loolu ñu koy def nag néew na mais ñu ngi wax na loolu wax dëgg yàlla na dakk parce que borom tegul ci ñàkk xam ni soble bi ñor na wala ñorul mais dafay njëkkante pour am prix bu baax loolu nag Sénégalais yi dañuy mettre ci seen responsabilité déjà ay jàmbar la ñu ñoom béykat yi. jàmbar bi ñu tàmbalee waxtaan bi léegi toll na ci juróom-ñetti minutes. ñuy wax waxi soble. moo tax ma bëggoon laaj coowal soble ni mel ci Sénégal est-ce que mel na noonu ci mel ni réew li Sénégalais yi wan soble est-ce que jaadu na sax faf. waaw xam nga suñu mbokk tukulóor nag dañ fee bari Babacar donc loolu waral soble bi liñ ci tëb ci liñ ci légumes yi ñu gën a bëgg ci la bokk moo waral wax ci wër ko. waaye comme consommation bu normal la. waaw consommation bu normal la waaw consommation bu normal la tey du ñu sant yàlla sax nag Babacar ndax maa ngi suivre barki démb rek ci seen chaîne de suma jumul ñuy wax njëriñu soble ci wér-gu-yaram donc burul fii en tout cas ci beneen kii la bunt la ñu koy wax ci fànn yu bare am ñuy wax ni sax xolli ko noonu diigal ko ci ndox fanaanal ko wala mu def ay waxtu nga def ko ci butéel di ko naan baax na misaal rek maanaam loolu lu ñuy sant yàlla la ndax xeetu légume la boo nga xam ne ay njëriñam ci wér-gu-yaram bari na kon bu ñu defee ay recette maanaam à façon toggin yoo nga xam ne dafa tax ba soble bi ñu koy utiliser lu bari ci bés bi lu ñu war a
sant yàlla la lu laata may bàyyi laaj Ndiogou dama bëggoon laaj mbayum ndër muy soble ak pomme de terre lépp loo xam ni mbayum noor la ñu koy wax mbayum ndër lan lay peese tey jii ci mbayum Sénégal ak koom-koomu Sénégal. waaw mbay moomu nag li ma la mën a wax mooy bu dee fàttaliku nga daaw ñu ngi wax yokku muy croissance bu réew mi yegg na ci juróom-ñaar ak lu topp mu ngoog loolu mbay mu ci participé woon fukk ak juróom-benn bu tomb juróom-ñeent daanaka fukk ak juróom-ñaar xayma bi nag yeggul ci loolu mooy agriculture maanaam xeetu mbay yëpp donc jotuñu génnee maanaam seppi li nga xam ne moom la ci horticulture kese am waaye li ma ci mën a jox comme mandarga mooy daaw boo boolee li ñu exporté bitim réew muy téeméer ak ñaar fukki junniy tonnes ak ñaari junniy tonnes 122 000 tonnes muy fruits ak légumes dugal na fi lu yegg ci juróom-ñaar fukki milliards ak juróom 75 milliards nga jël valeur ñetti filière rek muy soble pomme de terre ak carotte maanaam lii bi ñu ko ñorlee li ñu ci jaay ci réew mi juróomi weer pour carotte juróom-ñetti weer pour pomme de terre juróom-ñetti weer pour soble li mu participé ci koom-koom mu ngi nekk boo boolee loolu ak exportation yi mu ngi nekk ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk ak ñaar xam kon loolu nekk na loo nga xam ni lu am solo la li tax bu gën a am solo nag Babacar mooy doxin bi yàlla dogal na li tax ñu ne mooy wàll wi gën a dox ci mbéyum Sénégal mooy dox paasewul at mu nekk la nga cay am day yokku mosul wàññiku depuis 2012 ba léegi at mu nekk dinañu yokkule fukki déya bu juróomi déya bu fukki déya li ñuy ñorle dinañu yokkule fukki déya ak juróom ba ñaar fukki déya li ñuy jaay bitim réew kon xanaa mbéy muy dox mooy loolu te bu doxaloon ñi ko doon def duñu continuer di ko def te ñeneen ñu ko defuloon kon duñ ci dugg di ko def kon li mu tekki mooy mbéy maa ngi dox te mu ngi indi koom-koom ci réew mais surtout mu ngi indi koom-koom ci béykat bu ndaw bi ak consommateur sénégalais bi ndax lu ñuy séddoo loolu ñu ñorle juróom-ñetti weer jiggaane wu ñu soble mooy ñu ngi ko séddoo milliards yooyu ñu ngi ko séddoo diggante borom tool bi surga bi kiy transporté commerçant bi ak sénégalais bi nga xam ne dem maas rek moo ko booleeg soble bi kon maanaam redistribution des richesses maanaam séddoo te mbéy nag loolu mooy bokk na ci ay njëriñam mooy li ciy màccee ñi ciy jëriñu dafa bari. monsieur le directeur bu yàggul ci weer yi ñu génn inauguré leen sa Diamniadio marché bu bees centre d'exposition nga doon wax ne sax am na njëriñ lool ndax dina tax horticulture bi ñu mën a denc lépp loo xam te ne légumes la ak fruits est-ce que marché boobu tàmbali na dox wala affaire campagne la woon campagne bee jege si woon ñu ubbi ko ndax tey mi ngi dox wala doxul marché boobu. waa Ndiogou loolu nag du wax dëgg du campagne. pare na. mais xam nga ne wala doxul parce que inauguré woon nañu ko pare mi ngi dox wala doxul. non pour le moment. ubbeegul. noo mën a tuddee ubbeegul bi ubbi na parce que mën na fonctionner mais il faut ñu organiser acteurs yi. jaay ñu fa. maintenant il faut ñu organiser acteurs yi nga xam ne ñoo ko war a utiliser ba ñu mën ko jëriñoo ndax nguur gi moo ko defar mais nguur gi du ko jëriñoo ay acteurs nañ leen tuddee privé parce que béykat bi sax privé la commerçant bi ñëw foofu privé la il faut ñu kuréelu loolu am na plateforme yi ma lay wax. dina nekk cadre yoo nga xam ne buñ ci déparé dina yombal gise ba. dëgg la inauguration bi xam naa campagne ba taxoon boole ko ci bilan beeg yooyu loolu yàkkamti woon ba ñëw ubbi ko te dara doxul. boobu léegi Ndiogou da ngaa bëgg a tooñ rek waaye xam nga ne moos loolu yemb na boo duggee ci biir mu nga seddoon guy. fa nga marché kay tànk ubbiwul nit ñi di jaay nekkagul marché. waaw mais dafa am ay préalable ni ñu war a organiser wu nguur gi li cëram mooy taxawal jumtukaay gunge ñi ko war a jëfandikoo. ci ni ñu war a organiser wu ba mun koo jëfandikoo. sartal ko est-ce que tey ginnaaw da ngay sartal loolu. ginnaaw da ngay politique nekk maire ca Latmingué te itam ci élection yi présidentielle bi weesu nga nekkoon njiital comité électoral foofa ci tund woowu nga jiite tey jii bu doon baykat yi képp ñooy fale est-ce que seen candidat Macky Sall dina falu. non seulement dina falu waxuma falu waaye pal gi doon na gën a yaatu lool. li tax ma wax la ko mooy. ute nag tawat gi ñu dégg bawoo ci kaw gi. xam nga Babacar tawat amul moom
kenn ku xelu du ko wax waaye ndax bés dina ñëw sax tawat du am waaye wàññeeku na lool néew na lool Babacar ci kaw gi. te loolu moo waral. ñu bay seen gerte jaayuñu ko moom ba di leen wax lu ni mel. bu la déggee nañ la mere de. maa ngi ñëw rek Ndiogu man mii di wax ak yow damaa bay gerte man mii di wax ak yow am naa toolu gerte donc ñuy bay laa jiite kon lu nekk ci mbéy mi rek ci ñi ko gën a xam man ci laa bokk waaye dara tax mu wax ni mu laaj ndax bu doon ñun rek dina falu mëneef kon fal bi dina gën a yaatu xam nga ñu ngi wax ne Sénégal juróom fukk ak juróom ñett 58% ñoo virgule 26 ñoo fal président ñun ñu ngi ko fal ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yu teg daanaka juróom-ñetti fukk daanaka am nañ ko ci sama commune xam nga loolu mooy téeméer yi wote juróom-ñetti fukk yëpp président la ñu woteel mais ñooñu mënuñ ko woteel ndax rek président la c'est parce que dañoo gis seen bopp ci mbir mi ci d'abord gerte gi wax nga ko waaw Ndiogu dañoo commencé wax prix gerte ko yore sa gerte jaayoo ko loolu man d'abord man waxuma ne amul mais néew na mënut a doon jàmbar xam nga li ko waral mooy d'abord gerte dan il faut nga am ko soog koo mën a wax jaay toll na waxti am ko moo jafe woon ñu liggéey ko ba mu bari loolu d'abord sant yàlla muy benn ñaar nañ fàttaliku ne bu ñu nee tey jaay ko yéexagum na ci waxu ñenn ñi waaye tere ci sa buntu kër saa nga taaraar gerte gi jaar na fi Ndiogu loolu jaar na fi mooy camion bi taxaw ne la gerte gi na génn ci kër gi amul taaraar 210 waaw prix bi war a daanu it ñu saxal ko ci 210 mu waroon jël 145 ren mu président yokkal béykat bu nekk tey bu jaayee kilo gerte na jàpp ne président tegal na ko ci fukki dërëm ak ñett parce que bu dul woon moom mu ngi koy jaayee fanweer yu manqué ab dërëm donc loolu jaar na fi beneen bi mooy mënuloo passé campagne ubbi nga teg ay milliards ci taabal ci te loolu ci at yi mu raar yi mu am ren ci la bokk waaye nag du nguur gi mooy dem jëli gerte gi nag ci kër yi nag dafa am ay série d'acteurs ñoo nga xam ne ku nekk daf ci war a jouer. justement am na ay points de collecte yu bëri yoo xam ni dañ ko nasoon te doxul. waaw nit ñi amuñu fu ñu yóbbu seen gerte gi di séntu ku koy jënd. waaw loolu du ñàkk service yi ko yore daañu ko saytu li tax wax la ko mooy li tax doxul du nguur ga maanaam point de collecte bi bu ñu ko créé ku ko créé certainement Sonacos moo agréé boromam opérateur bi dem fa war a taxawali camion jënd gerteem fay nit ñi yóbbu ko Sonacos loolu xam nga du ma ne du nguur waaye neexul nga accuser nguur foofu parce que nguur fexe ba financement am la waroon am organiser mbir mi bu yegsee Sonacos nit ñi mën a am lu ñu la fayee loolu nguur gi doxal dugal ci loxoom quoique Sonacos am na ci loo xam ne moo ko waroon defal boppam mais nguur gi gunge na ko ci pour mu am financement kon ci yi nga xam ne moom la ci nguur gi am Babacar def na ko te loolu moo waral tey ñu jaajëfal ko wan ko ne ko ñu nit ñu ngi lay won mbégte bi ñu am ci ni nga doxalee wàllu mbay mi yow président de la république boobu doon ñun rek daanaka doo campagne da ngay toog ci kër ga. yow yàgg nga ci mbay mi xam nañ lu baax wàllum Guana liggéey nga ci jamono Ablaye Wade indi woon ko fii indi diversification filière yeeg yooyu tey bu leen méngalee Ablaye Wade ak Macky Sall. transhumant la ndax mën na ne ñoom ñaar bu leen doon méngale kan nga gis ne li mu ndax mën na ne Ablaye Wade la mu def ci mbay mi Guana ak yooyu Macky Sall defu ko wala. non bien sûr que comparaison bi dafay am boo jëlee ci Ablaye Wade sax day jege da ngay commencer ci Senghor nga xam ne manquement yi def nañu jamono yooyu Ndiogu def naa liggéey nañ ci ñu woon la évolution politique yi ci wàllu mbéy naka la jëlee depuis indépendance ba léegi li mu wone mooy effectivement ay bu ne dañ ciy gis lu wuuteeg ay boo ko jiitu mu jëm ci wàllu amélioration waaye nag wax dëgg yàlla avant 2012 ba léegi it nag sore woon nañu solution yi pour béykat bu ndaw bi est-ce que Macky Sall dab na Laye Wade. ma ñëw rek mais raw na ko loolu itam ma ne raw na ko Guana bi ngay wax avant Guana sax REVA comité bi ko bind man mi maa ko dirigé woon donc pôle yi ñu taxaw depuis pôle hivernage avant pôle REVA di am avant agence bi di tudd ANIDA man mi la yàlla dogal ak sama ñàkk solo ma jiite ñi tëgg mbir moom ba nga xam ni maanaam lu jëmale nit ñi ci mbéy la indi woon te loolu mooy li taxaw ba léegi mais dañ koo dabbali amélioré ko parce que waxtu woowu woo nit ñi ubbi seen xel ni mbéy mi mooy solution bi moom la woon retour vers l'agriculture mais retour vers l'agriculture ci lañ nekk waaye doxin wa rek la ñu gën a defaraat gën a doole laa béykat bi nga xam ni
moom mooy ki nga xam ne moo taxoon ñu jóg dooleel ko jàppale ko ba lam doon def gën a dox lim ci am gën a docteur Macoumba Diouf jërëjëf directeur de l'horticulture maire de Latmingué yéen doog jàmm